et du dialogue social nekk itam secrétaire général bu PIT monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci RFM matin. di la fay Anna di la gërëm di la sant si dalal bi di nuyu ñëpp ñi ñuy déglu. ànd ak El Hadj Ndiogou Diène ci bile waxtaan monsieur le ministre mel na ni 2018 du yomb ci yow ndax front social bi xaw na yëngu rawatina syndicat yi yëngu ci wàllu éducation bi am na benn préavis de grève boo xamante ne war na jeex ci njeexteelu weeru décembre gi sax est-ce que yéen pare ngeen ngir tàmbali waxtaan ak syndicat yooyu lee ma tollanti nuyu bi mbokk yi ñuy déglu yëpp di ñaan. at bi nga xam ne ñoo ngi koy waajal mu nekk atu jàmm. at boo xam ne atu ngëneel la si doomu réew mi yëpp. ndax si dolli liggéeykat yi ñu ngi yëglu yaa ngi may laaj ndax du nekk at bu xaw a jafe at bu metti bu ñu amoon jot am ndi dinaa la ne ana nag ma tontu ci naka nga gisee ajana xalaat bi dafa ñëw si man rek jàpp naa ne ajana man ni ma ko xaw a xalaatee ci lu gàtt mooy béréb boo xam ne nee nañu ñi ci bëri dañuy naan du am jafe-jafe du am laaj balaa nga xalaat sax nga jot si ma ragal ne bu dee noonu lay demee dina xaw a doy waar tuuti ndax lii neex si doomu aadama en tout cas bu dee ni mu mel ci addina bi ñu nekk mooy muy am loo xam ne da koy mëbët di ko bëgg mu xaw a sori tuuti mu jot si bu si jotee neexaay bi foofu lay fësee donc pour misaal rek li ma bëgg a wax mooy laaj yi am nañu lu légitime la maanaam lu yoonu la nguur gi nag taxawaay bi mu am mooy taxawaay boo xam ne taxawaay bu dal la waxtaan ak askanam ndax ñu ni neeral jàpp naa ne 2018 bu ñu si yàlla yóbbee incha allah nañu diisoo dinañu waxtaan amul benn problème ak jafe-jafe boo xam ne dinañ ko posé te duñ ko amal solution. mais syndicat jàngalekat yi daanaka ñoom ñëpp instant yi déposé nañ ay préavis de grève ñenn ñi sax tàmbali nañu di dérouler ay plan d'action dem ci grève ak yu ni mel mais dafa mel ni ba léegi nii sentiruñu nguur gi par rapport à réaction ñoom seen i revendication déjà bu déposé préavis mooy yëglu ne ñi ngi waaj dem grève au moins ngeen recevoir leen waxtaan ak ñoom mais ba léegi nii benn daje amul diggante nguur gi ak syndicat jàngalekat yi. jàpp naa ne xam naa ne waxtaan ak yëgal ndaje yi am moom moo xaw a des booy seet agenda wu ministre bi nga xam ne moom moo yor mbiru njàng mi muy Serigne Mbaye Thiam dina dajeeg jàngalekat yi syndicat yi weer wu nekk benn yoon jàpp naa ne loolu lu am solo la balaa année bee tàmbali itam boo amee déglu ak seetlu di nga yëg ne am na ay ndaje yoo xam ne gaagaa Serigne Mbaye Thiam yi mu def am na ndaje yoo xam ne ministre bi nga xam ne fonction publique la yor daje na ak ñoom te lu jiitu loolu tam au conseil du dialogue social dalal ñëpp pour ñu jéem a waxtaan dafa nekk nag maanaam laaj yi lu yoonu la am na loo xam ne dañ koy mébét préavis yi effectivement am na ñu ko déposé ci li ñuy laaj am na loo xam ne yemb na jot nañ ci am na loo xam ne mu ngi si yoon li ci des waxtaan la maanaam am ngeen ci déggoo ci yenn ponk yi xam nga booy seetlu préavis li ci nekk am na ci mbiru peyooru maanaam l'examen yi mooy BFM bi mooy bac bi ak yeneen yu demee indemnité yooyu waxtaan bi ñu amoon ak syndicat yi dafa tëraloon ne balaa daal année bi di jeex nii ni mu jeexee. le 30 novembre mais délai mooy le 30 novembre. weesu nañ ko waaw weesu nañ ko. waaye booy est-ce que du càggante ci wàllu nguur gi parce que toog bañ naan ay indemnité moo tax gars yi di yëngoog yooyu nguur gi bu ko fayoon du yegg foofu est-ce que amul càggante négligence ci nguur gi laxisme bu ci am. xam nga man dama am avantage féete fii féete fee. ndax nekkoon naa ci suma mbokk yi fi ñu féete yàgg naa fa loolu xam naa bu baax a baax nu mu demee. amoon na diir boo xam ne balaa ñu doon wax pay pour indemnité examen yi beneen examen taxaw mu ne kët ne jonn defe naa ne léegi bu ñuy naan balaa novembre ñu ko jéegi bu ñu ubbee rek nañu fay am na ay jéego yoo xam ne seq nañ ko fu ñu ci toll mooy booy seet ci biir région yi boo génnee Ndakaaru lu ci bëri ci li ñu war a fay am na loo xam ne egg na ci loxo jàngalekat yi maanaam boo jëlee lu mel ni Matam inspection d'académie bu Matam ci li ñu waroon a fay yëpp li ci des sama information bu mujj mooy loo xam ne juróom-ñeenti millions yu teg 600 000 moom moo ci des ci loo xam ne eggoon na ay dizaine ak dizaine millions rien que déplacement yi rek ay 37 millions la léegi loolu rek moo ci des waxuma prime yi waxuma organisation waxuma yeneen i xeetu ndàmpaay ci biir région intérieure yu ci bari fay nañu am na luy des lu tuuti fii Ndakaaru tam jàpp naa fii ak i fan yu néew dinañu fay léegi nag laaj bi mooy effectivement war nañu fay parce que liggéey boo xam ne def nañ ko dañ ko war a fay jox ko bi waaye nag waruñu woon yegg foofu sax waaw mënees na bañ a yegg foofu loolu mooy li gën ñu ngi ciy liggéey di wàññi délai yi te jàpp naa ne nag waxtaan rek moo ci des léegi nag ñu seetlu ban waxtu la ñu toll ak lan la suñuy école laaj ndax école booy seet li koy gaañ mooy perte de temps bi nga xam ne am na ñu cumulé ko ci ati at bés boo ci ñàkk rek nekk na bés boo xam ne bés bu metti la si ndongo yi ñu nekk na waxtu woo xam ne waxtu xarala la waxtu xam-xam la ñu war a waajal suñuy doom donc ñun jàngalekat yi
ak nguur gi ak yëpp doomu réew mi ñoo bokk mbir mi defe naa bu ñu waxtaanee gën a laawayante biir dina am yoo xam ne nañ ko rëcc. yow en tant que ministre du travail c'est vrai que ministre de l'éducation nationale moo yor njàng mi mais yow tamit bu ñuy def préavis de grève ak yooyu en tant que organisation professionnelle ñu leen yor yow lañ koy déposé tey jii ndax yaa ngi mébét dajeek ñoom waxtaan ak ñoom ci seen i tawat parce que boo xoolee lépp li ñuy wax mooy non respect des accords nguur gi day signé ay déggoo pare du ko respecté tey kan ngay fas yéene dajeek ñoom. waaw xam nga gouvernement équipe la. maanaam ku nekk bu fekkee ne am na looy ñaxtu mu naqadi la ki nga koy njëkk maanaam yëgal mooy ki nga xam ne moom nga sëxal mooy sa ministre bi nga xam ne moom nga amal mbir léegi nag ni nga ko waxee ministre du travail moom dina jot ampliation préavis yëpp préavis nag boo ko déggee mooy yëglu maanaam li yoon lal parce que tam bu ñu bëggee mbir mi soppi il faut que ñuy doxal yoon lan laaj ci préavis bu fekkee ne secteur public la effectivement liggéeykat bi mën na bu amee lu ko naqadi mu yëglu ne maa ngi yëglu bu fekkee ne waxtaanu leen ak man gisuñu bunt fii ak weer dinaa tàmbali def mbir kooku secteur public bi la secteur privé du noonu secteur privé balaa ngay egg sax si ay préavis da nga war a notifier li ñuy naan différent maanaam li nga jàpp ne dox na sa diggante ak sa ki lay liggéeyloo boo notifier différent boobu dañ la war a woote ñun waa ministère du travail conciliation bu conciliation amee xayrun boo amulee nag nga dugg ci phase 2 mooy phase déposer préavis boo déposer préavis foofu tam da ngay yëglu préavis tam fanweeri fan la war a nekk maanaam weer la war a nekk bu fekkee ne ci biir loolu yëpp waxtaan amul buntu ubbeekuwul nga war a mën a tàmbali nag sa grève maanaam lépp dañ ko encadré. mais monsieur le ministre lu tax yéen ci gouvernement bi lu tax doo leen anticiper itam ci yenn jafe-jafe yi saa su ne rek année bu ne ñuy jànkonteel ak même jafe-jafe ci wàllu éducation nationale bi ak ay grève enseignants muy perturber jàngu xale yi lu tax amoo leen cet esprit d'anticipation boo xamante ne mën nañ dépasser tuuti cette crise scolaire permanente. jàpp naa ne évaluation boobu ci action gouvernementale bi xaw na sévère tuuti est-ce que amuñu esprit d'anticipation nañu seet jéego yi nga xam ne seqi nañ ko ak fi ñu jóge maa ngi naan El Hadj sànq ne amoon na temps boo xam ne balaa ñuy tudd affaire paiement bac taxawaat defe naa ne nekkatuñu ci horizon boobu loolu di benn ñaar li ñuy fay ci wàllu ndàmpaay ci l'examen yi fan la nekkoon ak fu mu toll tey fu ñu doon fay benn booy seet j'en parle d'expérience ñu ngi fay ñaar ba ñett déplacement yi leneen la ak yëpp parce que ñu ngi jéem a fexe ba teg liggéeykat bi ci ay anam yoo xam ne anam yu jaadu la ñu ngi fexe ba mbiru bërëb yi ñuy liggéey sax seen bopp ñu sotteeku dafa nekk nag lépp mënul xëy sotteendoo donc ci affaire prime yi indemnité yi condition de travail yu jàngalekat yi am na yoo xam ne jéego yu ñu fa seexi est-ce que nag lépp idéal la lépp mel na ni nga xam ne moom lañ ko doon bëggee bu fekkoon ne ñun rek ñooy fetax suñu baara mu sotti déedéet waaye daal loo gis comme ndar xëyul sotti ñu ngi ciy dox bu baax a baax. mais pourquoi respect des accords toujours muy ñëw tous les jours syndicat bu mën ni doon surtout jàngalekat yi mooy respecter accords yi ñu signé woon alors que nguur gi moo ko signé nee naa ko def surtout de protocole 2014 état bi dafa woon des accords réalistes et réalisables ba pare tey jii nii 3 ans après mënuñu fexe ba respecter ko wala indemnité yu ni mel lu tax loolu. xam naa ne El Hadj derrière les mots il faut qu'on aille à la chose elle-même bu ñu nee respect des accords. nga dégg ci ñu tudd ne léegi dañu war a seetaat régime indemnitaire bi xam nga foofu respect des accords nekk na beneen mbir maanaam respect des accords mooy li ñu déggoo ñu def ko mais booy seet bu baax a baax te loolu dafa indi rek day war nañu waxtaan yu bees ci respect des accords bi ñaare dañ ciy dënk loo xam ne waxtaan wu bees la war a laaj par exemple lenn loo xam ne war nañ ko waxtaane sama mbokk jàngalekat yi di ko wax te mu jaadu mooy ne nañu waxtaane mbiru payoor yi nag boo ko déggee mooy payoru ñëpp li ñuy fay lépp y compris régime indemnitaire bi dañu ne nañ koy waxtaane ko mooy seetaat dañu nekk nag ci phase boo xam ne dafa laaj ñu seetlu bu baax a baax fu ñuy teg suñu tànk effectivement système rémunération agent public yi dafa désarticulé loolu nag xëyul tey jii dafa yàgg booy seet fukki at ak yu topp si gannaaw wax dëgg yàlla dafa dem ba nga xam ne am na audit buñ ci def dafa jaxasoo def nañu audit jébal nañ ko njiitu réew mi mais amul suite ba léegi nii mi ngi rapport bi deful ko ci dara bu ñu nee amul suite nañu ne ki ko war a jot na ko mu ngi koy jàngat bu baax a baax lan la laaj mbir moomu lan la laaj ñaar moo mën a nekk ñu xool bu baax a baax ne désarticulé na ñu ne léegi acca na ñu yéegal ñëpp fekkante ci kaw est-ce que Sénégal am na motukaay yi est-ce que am na jumtukaay yi est-ce que am na moyens yooyu bu ñu ko defee defal ko fonctionnaire yi rek est-ce que réew mi dina dox mbaa boog ñu ne nañu écraser mbir mi wàccee ñoom ana ak ñi ci des yëpp ñu fekkante ci suuf est-ce que liggéeykat yi dañ ko nangu parce que noonu la demee effectivement donc jàpp naa ne ñun ñëpp ay borom xel lañu
réew mi moom moo ñu meññ li ñuy bëgg mooy réew mi dem si kanam donc bu ñu waxtaanee buntu day ubbi mais nag des questions sérieuses telles que celle-là kenn waru ko patamee def jàpp naa ne président de la république tam dafa am la d'éthique de conviction éthique responsabilité ba tax na am na loo xam ne mënu ko jëlee à la légère moo tax loo gis dañ koy jox ak xam. waxtu waa ngi dem monsieur le ministre ñu wax tuuti lu soxal politique yaay secrétaire général bu PIT mbirum Khalifa Sall yéen noo leen ko gisee. dañu jàpp ne mbiru yoon dafa jafe toujours nga naan mbiru diw ak diw moo tax du ma tudd benn tur mais principe bi nga xam ne suñu comité central rappelé na ko mooy égalité de tous les Sénégalais devant la loi mooy le principe de la loi c'est l'universalité et l'impersonnalité l'universalité mooy mu laaw ñëpp l'impersonnalité mais du ñu naan El Hadj Ndiogou la mbala Ana la mbala Samba si mais ñun ñëpp la laaw beneen bi nga xam ne suñu comité central génne na ko mooy principe reddition des comptes dafa war a nekk un principe intangible maanaam El Hadj Ndiogou kenn mënu ko dénk dara ñu ne léegi kenn du ko topp kenn du ko laaj loolu bu ñu ci déggoo li ci des yëpp maintenant mu nekk si ay ponk yoon ñun nag ñaan lu ñu kenn muy yow muy man muy keneen moo am ay tolof waaye nag am na yooyu normes yoo xam ne mbirum politique képp moo ci lalu ndaxte li nga am na ñeneen ñoo xam te ne ay rapport d'audit ak yooyu caytu nañ leen gis ne am na ay jalgati te kenn yóbbu leen ci wàllum yoon ñu bëri gis ne du dara lu may pexe nguur gi ngir daal nasaxal koo xam te ne jàpp na ne adversaire politique la ci présidentielle 2019. boo may laaj ci loolu damay jàpp raisonnement boobu dafa gàtt parce que boo ma nee mbiru politique la da ngay ne li ñu tuumal amut mais bu dee fee yi am na jàpp naa ne amalgame bi dañ ko war a ràññee amalgame mooy boole lu bokkut mbiru politique mënees nañu ko fekk anam mi nga xam ne dañ koy tuumal dara di ko ne def nga dara tey ji ci rédaction RFM bi fekk moom defu ko mais ñu ne moom moo ko def rek pour bëgg ko indil problème mais léegi nag kan mooy wax am na mbala amul defu na mbala deful loolu du yow du man du kii c'est la justice et il faut que ñu croire en notre justice. kon daal yow da nga gëm ne mbir mi amul benn politique. du ma ne dama gëm mbala gëm moom mais dama ne réduction abusive yi moom laay bañ réduction mooy delloo mbir yi ci daan lii rek la lii kese la peut-être que aussi logique de défense la du ma juger dara mais mbir mi mu ngi ci kanamu yoon nañu wóolu suñu yoon ñu xaar ba nga xam ne yoon loolu lay dogal. ci élection yi ñu dëgmal atum 2019 ci seen biir parti ndax tàmbali ngeen ci waxtaan. ñu ngi waxtaan bu baax a baax li ñu seetlu mooy loolu sax du suñu comité central bu mujj bi moo ko def mais congrès bi moo ko def li ñu seetlu mooy ànd bi nga xam ne ànd nañ ko ñun waa Benno Bokk Yaakaar nekkul ànd boo xam ne amul jafe-jafe waaye ànd boo xam ne am na ngëneel ci réew mi. guléet ñu am stabilité politique bi guléet maanaam ñu joxe xar kanam bu dal bu mel nii guléet nit ñi di ñëw si ñun. di ñu ne on est prêt à vous accompagner wax dëgg yàlla loolu am na ensuite guléet ñu am performance yi nga xam ne am nañ ko kenn réewum bil ne ñetti année ngi nii ñu aligné ko ay taux de croissance yoo xam ne ëpp na 6% ñu am tam yàlla baaxee ñu suñu ay entre guillemets ànd ak ay perspectives yu neex a neex ñu yëg ne suñu koom nar na yëkkeeku bu baax a baax ndax am li nga xam ne am nañ ko loolu nag bu la ko yàlla mayee dafa laaj nga gëstu nga ànd ak dal nga xaw a xalaat bu baax a baax pas seulement génération yi toog nii mais génération yi nar a ñëw mooy lan mooy ban xaram la Sénégal war a joxe ci année yi muy phase boo xam ne phase bu délicate la ndax ñëpp a nar a ñëw ñu ne nag cohésion la unité la renforcement des synergies moom la waxtu wi laaj loolu daal mooy suñu ligne d'action. d'accord mais xanaa yéen ci biir PIT amoo leen benn ambition bu dul ànd rek jàppale waa Benno Bokk Yaakaar wala président Macky Sall. ànd bi liñ ci boole rek moo may jaaxal. li ñu am leen natt seen bopp xam tey jii fan ngeen toll ci xolu sénégalais yi. kay natt bi fi ñu toll ci xolu sénégalais ñu ngi koy am tous les jours retour bi parce que lan moo am solo ci réew mi est-ce que Samba si nekk njiitum réew mi moo am solo mbala Samba si nekk ministre mbala keneen ku waa PIT am benn position mbala est-ce que réew mi seq ay jéego avancé moo am solo la question que je pose mooy quelle est la finalité de l'action politique. Est-ce que c'est la promotion des individus ou des partis ou est-ce que c'est l'intérêt général? Notre réponse c'est que c'est l'intérêt général. kon yow li ngay wax nii mooy li nga bëgg a jënd mooy mën nañ jàpp ne bon li gën a probable mooy PIT narul am candidat ci présidentielle 2019. Macky Sall ngeen nar a def seen candidat. yàlla nañ yàlla bàyyi ba ñu xam kan mooy fësal drapeau en tout cas PIT day mu ngi ci benn mbooloo moomu la fas yéene dëgëral ndax mbooloo moomu li muy def jàpp na ne lu baax la. comme yeneen parti ngeen nar a def lu mel ni AFP ne Macky Sall mooy seen candidat 2019 yéen tey foofu ngeen jëm. buñ ci tolloo incha allah am candidat yéen seen bopp buñ ci tolloo incha allah dinañ gën a fësal suñuy option en tout cas ligne de conduite bi ñu am ni te jàpp nañ ne ligne de conduite bu baax la ci loolu la ñu am ndigal nañ ci wéy. dafa mel ni yéen kon ute ngeen ak yenn parti yoo xam ne yi ngeen ñaxtu di gis ñu seen bopp ci ànd bi yéen dafa mel ni xam naa peut-être li ngeen nekk am ministre am ay PCA ak ay député joué na ci dafa mel ni loolu moo tax ba fi mu toll nii daal gongo
ngeen di wax yéen. de du ma waxee noonu est-ce que ci biir PIT amul ñu bari ñoo xam ne jàpp nañ ne waroon nañu gën a am lii mbala am lee du ñàkk waaye lan moo am solo encore une fois quelle est la finalité de l'action politique est-ce que mooy am ay ndombo tànk mbala dox pour yëf yi dem dans le sens de l'intérêt général ñun suñu réponse mooy loolu moo tax ba nga xam ne au-delà des postes ce qui importe c'est ce que nous faisons ensemble. beneen laaj bu mujj kon Ndiogou Demba. waaw li jëm ci wàllum ministre fonction travail waa SAES ñoom tamit lu wees sax jàngalekat yi supérieur tamit ñi ngi ñaxtu ñoom bokk na leen soxal mbirum retraite ndaxte nee nañu dañoo ñaxtu woon ngeen ci conférence sociale bi gannaaw bi ñu ci génnee wàllum système retraite de supérieur yi ñoo nga woon waxtaan ba taxawal commission paritaire mais depuis boobu léegi nee neen amul benn suivi conclusion yi dañ ko jël teg ko ci tiroir yi gisuñu dara boobu léegi tax sax ñi ngi yënguwaat jamono ji la ciy tontu. waaw yëngalu SAES bokk na ci poñu à la retraité bi mbiru SAES mooy lan mooy wax dëgg yàlla payoor yi xaw na tane booy liggéey bu fekkee ne dem nga à la retraite day dégringolé bu ñu waxee baat tubaab maanaam day daanu ak ci suuf ba décalage boobu day indi ay jafe-jafe loolu ñëpp sensible nañ ci waxtaan woowu am na et effectivement incha allah ci fan yi ñuy dem ci semaines yi ñuy dem ci weer yi ñuy dem dina am ay perspectives yoo xam nañ ko ci ubbi dafa nekk nag temps action état bi mënul gaawee ni benn individualité ni mu koy souhaité waaw mënees na jàpp yàgg na waaye defe naa comme egg nañu foofu dinaan dañuy conclure dans ce sens la ñu war a dem defe naa ne ku xaar lu yàgg war nañ mën a xaarandi tuuti encore